journal Libération ci xalima sunu naataango Cheikh Mbacké Guissé dafa dikkaat ci arrestation bu Mbagnick Diop moom mooy njiital mouvement des entreprises du Sénégal wante itam am na beneen këru liggéeyukaay boo xam te ni moom moo ko jiite te bokk na ci li taxoon nga xam te ni tegoon nañu ko loxo. dafa am nag bi ñu ko arrêté ba noppi këru tasukaayu xabaar yu bëri yu génn ni dossier bi nga xam te ni moom la ñuy toppee Waly Balago Seck moom la ñu koy toppee ba am sax ñu commencé poser wu des questions lan moo tax ñu arrêté Mbagnick Diop te ñeneen ci ñi nga xam te ni ñu ngi leen di toppandoo ci même dossier bi arrêté wuñu ko. Libération xëy di ñu xamal ni kon li tax ñu tegoon ko loxo moom Mbagnick Diop ak dossier bi nga xam te ni moom la ñu tudd Waly Balago Seck wute na lool bokkuñu dara loolu mooy li nga xam te ni moom la wax. li taxoon kon ñu daal di teg loxo moom Mbagnick Diop bokk na ci benn contrat de rapporteur d'affaires boo xam te ni cabinet français bi nga xam te ni moom la ñuy woowee Lazaref ci benn liggéey boo xam te ni doon na ko def ci biir Sénégal moom la kuréel gii di CENTIF ni ca biir mbir yooyu le am na ci lees ci mën a jàppee rétrocommission maanaam ñi nga xam te ni dañuy liggéey ci dossier boobu noonu lu ñu génn ci ay koppar am lu ñu ko tuddee te fekk na ñoom seen bopp la ñu ko jagleel dañu koy fay seen bopp maanaam li ñuy woowee rétrocommission loolu gis nañ ko ci biir dossier boobu noonu CENTIF daal di def benn ci dénonciation yi nga xam te jot na ko jàpp ni kon opération suspecte am na ci mbir moomule loolu moo tax ci seen biir rapport boobu noonu ñu sàkk woon ñu daal di teg loxo ki nga xam te ni moom moo nekk Mbagnick Diop. bu ñu sukkandikoo ci xabaar yooyu nga xam te ni bëral nañu ko ba léegi ci xabaar yi nga xam te ni ñu ngi doon sàkku ñu gën koo yaatal gën a gëstu li nga xam te ni moom moo nekk implication Mbagnick Diop ci liggéey boobu nga xam te ni cabinet Lazaref nekk benn cabinet français doon na ko def fii ci biir Sénégal am na xaalis bi nga xam te ni bàyyikoo na Sénégal ci yenn bànqaasu biir réew mi daal di dem France ci compte bancaire boobu lépp société am na fa société boobu noonu aussi lëkkaloo gi nga xam te am na ko ak société boo xam te ni Mbagnick Diop moo ko moom loolu lépp lan moo nekk ci biir naka la ñu ko mën a saytoo ba xam lan moo ci nekk ay responsabilité am journal bi dikkaat na ci mais aussi rapport bi nga xam te ni CENTIF def na ko dikkaat na ci. ñu ne nag fan la mbir mi tàmbalee mooy dafa am genn kuréel gu ñuy woowee Tracfin benn organe la bu bokk ci nguurug France mënees na ko méngale ak CENTIF bi nekk fii ci biir Sénégal ñoom ñoo sàkk woon ci seen naataango Sénégal yi di CENTIF ñu ubbi ay information maanaam wut ay xabaar ci ay transactions financières yoo xam te ni cabinet Lazaref boobu noonu def na ko ci xaalis boo xam te dafa bàyyi ko ci yenn bànqaasu nguurug Sénégal dem ci ay compte bancaire am Tracfin daal di saisir CENTIF ne leen nañu gën a gëstu mbir mi parce que ñoom daf ci am loo xam te ni dafay tey seen xel ci biir rapport boobu ñu ne ci transaction yooyu nga xam te ni ay opération suspecte lañ toll na ci 1,5 milliard de francs CFA loolu yëpp bàyyi ko ci yenn kuréel yu ci demee ni agent judiciaire de l'État dem ci compte bancaire ñi nga xam te ñoom ñoo nekk société boobu di Lazaref ñu jàpp ni kon loolu noonu am na loo xam te ni tey na ci xel te lu ñu war a mën a gëstu la biir rapport bi tamit ñuy wax ba léegi ni xaalis boobu nga xam te ni ëpp na 1,5 milliard de francs CFA nga xam te dañu def ko def transfert yi en euro ci ay comptes yu nekk foofee ca France bi ñu ko jotee ba nuppi am na benn pàcc ci xaalis bi luy tolloog 700 millions de francs CFA dañu ko defaat ci ay comptes bancaires yoo xam te dañu ko ubbi ci Sénégal fii nii te ñi moom compte boobu noonu di benn société boo xam te ñu ngi tudd Promo Consulting kan moo ko moom Mbagnick Diop bi ñu leen wax nii sànq te ñu gën ko xam ci souche moom Promo Consulting te 1,5 milliards yooyu nga xam te ni bàyyikoo na Sénégal dem France pour société bii di Lazaref bi ñu ko jotee kon 700 millions yi dañ ko yóbbulaat Promo Consulting te Promo Consulting Mbagnick Diop moom moo ko moom donc CENTIF ni amul benn motif boo xam te ni war na mën a tax ñoom ñu jot xaalis bu toll noonu ci cabinet Lazaref ndax li nga xam te ni tey établir nañ ko muy nekk relation bi am ci diggante Promo Consulting ak cabinet Lazaref mooy que ni Promo Consulting dafa am benn partenariat boo xam te ni am na ko ak waa Lazaref mooy maanaam dañ leen di gunge jàppale leen ci ñu am ay marché wala ñu am yenn action yoo xam te dañ ko am fii ci biir Sénégal bu loolu amee ba nuppi nag ñoom dafay am ay commission yoo xam te dañ leen koy fay dinaa dikkaat ci montant wu commission yi nan la toll donc mu nekk benn relation boo xam ne am na seen diggante ñoom ñaar mais 1,5 milliard de francs CFA moom la ñu wax ni moom la ñu fayeeku après ñu jël ci 700 millions yóbbul ko ki nga xam te moo nekk yóbbul ko waa cabinet Promo Consulting bi Mbagnick Diop jiite kon ñu ne loolu noonu ay opération suspecte la lu tey xel la war des na ci mën a gëstu loolu moo tax enquête kat yi doon sàkk ñu gën ko leeral toujours bu ñu sukkandikoo ci CENTIF ba léegi mu ne virement yooyu noonu aussi
li nga xam te ñoom moom lañ ko layale mooy ay prestation bu cabinet bi nee dañu def ay prestation kon ñu fay leen xaalis boobu noonu ba tey itam ci li nga xam te ni daal dinañu ko wax ci biir rapport bi mooy kii di Mbagnick Diop ku jege yenn directeurs généraux yi wala yenn ministres wala yenn kilifa yi nga xam te ni ñoom ñoo nekkoon ci nguur gi fi bàyyi ko maanaam nguurug Macky Sall ñu leen jege lool la woon loolu moo tax ñu ne amoon na yenn relation yoo xam te mënoon na ko établir diggante ay cabinet étranger ñoo xam te ni dañuy bàyyi ko ca bitim réew bëgg a liggéey fii biir Sénégal mën leen a jàppale ci wàllu marché yombalal leen mbir yenn yi ba bu ko defee ñoom bu ñu bëggee am lenn ci nguur gi dina leen yomb loolu moo taxoon mu signé woon contrat ak ñi nga xam te ñoom ñoo nekk waa Lazaref te ci biir contrat boobu noonu lan lañ ci waxoon mooy que ni moom dina ci am ba fekkente ni lijjanti na leen benn contrat dañ ci am 20% promo consulting dina ko ci am bu fekkente facilité na leen contrat donc loolu aussi bokk na ci li nga xam te ni établir woon nañu ko donc société bi nga organe bi nga xam te moom moo di CENTIF ñu njort ni 20% xëy na peut-être mën na nekk somme boo xam te ni somme bu bëri la ci benn contrat parce que déjà wax naa ko sànq ni 1,5 milliard de francs CFA bu fekkente ni yow ki nga xam te moom moo la facilité contrat bi déjà dafay jot 700 millions de francs CFA waa CENTIF ni kon loolu lu war a mën a tey xel la opération yooyu noonu na war nañ ko mën a jàppee des opérations suspectes ñu ne itam dafa am benn écart boo xam ne ni am na entre montant yi nga xam te ni war na ko jot ci prestation bi ak montant yi nga xam te ni jot na ko loolu aussi bokk na ci li teyloo xelu enquête kat yi parce que jàpp nañu ni li ñu déclaré ci prestation yi bu fekkente ni loolu rek la ñu war a jot wute na lool ak li nga xam te ni kon jot na ko loolu tax aussi ñoom ñu ne kon opération yi nii dafay tey xel dafay niru li ñuy woowee ay rétrocommission dafay niru aussi loo xam te ni dafa jëm ci wàllum blanchiment d'argent ak détournement de deniers publics donc loolu aussi moo tax ñoom ci seen biir rapport bi nga xam te jébbal nañ ko kilifa yi yoon ñu sàkku ñu daal di teg loxo ki nga xam te moom moo nekk Mbagnick Diop non seulement dañu koy teg loxo mais dañu koy def li nga xam te moom moo nekk mandat de dépôt bi ñu ko woowee nag moom ba déglu ko mu am ay waxtu yu bëri yoo xam te jot na ko def ci diggante loxoy yoon nee nañu yóbbaale na ay preuve yoo xam te ni dafay firndeel ci ban anam la jote xaalis bi nga xam te jot na ko ci yan anam la doon liggéeyee ak cabinet Lazaref ak ñeneen ñi xam te ñu ngi leen di tudd ci biir dossier bi nee nañu nag loolu moom moo convaincre ki nga xam te moom moo nekk àttekat bi ba contrairement à ce que li nga xam te ñu ngi ko doon sàkku maanaam mooy ñu def mandat de dépôt Mbagnick Diop def ñu ko mandat de dépôt mais dañ ko placer sous le régime de liberté provisoire maanaam dañ ko may liberté provisoire mais dafay des ci disposition wu yoon bu ñu ko soxlaa woo ko mu dem wuyu ji lépp loo xam te ñeel na ci dossier bi rek lu ci yoon sàkku ci moom mu yombalal leen ko mais ba léegi rapport CENTIF di wax ni yemuñu ci loolu kese am na beneen xaalis boo xam te ni aussi toll na ci 6,736 milliards de francs CFA boo xam te ni nguurug Sénégal ci bi fi Macky Sall di nekk fay nañ ko cabinet Lazaref te ñoom ñu jàpp ni anam gi nga xam te moom lañ ko fayee jaarut yoon donc war nañ ko mën a saytuwaat ban rapport la cabinet Lazaref amoon ak nguurug Sénégal nañ dafa amoon ay convention yoo xam te signé woon nañu ko ay jafe-jafe yu ñu amoon ak ay sociétés étrangères cabinet Lazaref bokkoon na ci ñi nga xam te ni kon ñoom dañ doon jàppale Sénégal pour mu génn ci jafe-jafe yooyu noonu moo xam ci wàllum conseil la ci anam bu mu mën a doon donc loolu moo tax ñu parquet financier daal di ordonné benn enquête ginnaaw bi nga xam te ni am na benn plainte boo xam te agent judiciaire de l'État daal dina koy def jàpp ni convention yi nga xam te ni signé woon nañ ko diggante régime Macky Sall ak cabinet français bii nii am na lu ci jaarul yoon te am na ay indices yoo xam te nii dafay tey xel lool te itamit dafay tax ñu yaakaar ni wàllum blanchiment de capitaux dafa nekk ci biir loolu moo tax nag ñu ne jamono jii ñuy waxee ak yéen CENTIF mu ngi wëyal liggéey bi di wëyal enquête bi pour xam lan moo nekkoon dëgg-dëgg rapport bi cabinet Lazaref amoon ak nguurug Macky Sall ana lan moo xewoon ci biir ñu ne bu ñu xaymaa li nga xam te ni aussi def nañ ko ci ay paiement diggante 2018 jàpp 2024 ñu ne nguurug Sénégal jot na fay boobu lépp cabinet luy tolloog 6 milliards 736 millions 215 mille 61 francs CFA loolu nguurug Sénégal jot na ko fay cabinet boobu noonu diggante 2018 jàpp 2024 ci ay comptes yoo xam te ni France la ñu nekkuñ fii ci biir Sénégal ñu ne paiement bi nga xam te moom la ñu mujjee defal société bi ñu ngi ko defal le 2 avril 2024 maanaam jour bi nga xam te ni ci la le président de la République Bassirou Diomaye Faye di prester serment ca Diamniadio ci jamono jooju noonu le am na virement boo xam te ni ñu ngi koy defal cabinet Lazaref bii nii ci compte yi nga xam te ni foofu la ñu nekk ca France loolu yëpp nag di ay éléments yoo xam te ni CENTIF dajale ne ko jàpp ni lii lu tey xee la waral ñu continuer di def li nga xam te moom moo nekk enquête yi pour xam lan moo nekkoon rapport bi nga xam te amoon na diggante cabinet Lazaref ak nguurug Sénégal ci régime mu Macky Sall wante tamit
li nga xam te ni moom moo am ci dossier bu Mbagnick Diop nga xam ne sàkku woon nañu ñu def ko mandat de dépôt mais ginnaaw bi mu jàkkaarloo ak ñi nga xam te ni ñoo di waa justice bu Sénégal ak preuve yi nga xam te ni nee nañu jot na ko yóbbu loolu moo tax ñu daal di ko defal li nga xam te moom moo nekk liberté provisoire mu resté ci disposition wu yoon Sénégal bu ñu ko soxlaa mën ko waat dégluwaat ko ci mbir moomu le donc li nga xam te moom moo di xabaar yi ñu njëkk a yëkkati nag ne dossier bi nga xam te ci la ñuy topp woykat bii tudd Wally Seck moom la ñu koy toppee du benn jotewul dara donc dossier beneen la boo xam te nii diggante moom la ak cabinet bi nga xam te moom am na ko tudd Promo Consulting ak beneen cabinet français bu tudd Lazaref ak nguurug Sénégal ci jamonoy Macky Sall loolu mooy li nga xam te moom la ñu ko doon toppee donc loolu mooy li nga xam te daal mënees na ko indi ci lu bees ci dossier bu kii di Mbagnick Diop. am na solo Ismaïla ci leeral gi Boury Mbagnick Diop mu mel ni démb la ñu ko woolu woon waaye ginnaaw bi bàyyi nañ ko bàyyi yëpp néggandiku li ñu ko doon toppee luubal alalu askan bi waaye setal xaalis boo xamante ni aussi tamit leewut. waaw liñ ci mën a jàppee di mooy yoon la bu ñu gisee ay transaction yoo xam ne dox na diggante ay nit ak nit wala diggante ay entreprise yoon la ñu gëstu bokk xool yan anam lañ ko virer xaalis bi parce que pour man quand il s'agit des prestations d'après pour essayer après on va essayer de creuser le dossier mais le problème man dama jàpp ne lenn mooy problème bi pour man des prestations effectuées ici au Sénégal c'est au niveau du Sénégal même la ñu war a fayee ces prestations là te bu ñu ko fayee ba pare les services compétents à savoir les services fiscaux jël ci liñ ci am s'il s'agit d'une prestation soit nga fay ko ci ay impôts soit nga fay ko ci ay TVA ñun boog loolu lañ xam il faut savoir que peut-être problème bi foofu la tàmbalee dans la mesure où Promo Consulting c'est une entreprise sénégalaise fii lañ ko créé bu fekkee dafay effectuer des prestations ici au Sénégal buñ koy fay fii lañ koy fayee Sénégal mu fay ko lañ koy fay suñu services compétents yi muy les services fiscaux impôt lañ ci war a comp ko ci maintenant nag problème bi li waral enquête bi mooy les services compétents en France xëy nañ gis xaalis dugg xaalis bi jugee Sénégal wiiriwaat ñëwaat Sénégal. Exi France delluwaat Sénégal lii moo nekk problème bi yëpp lii la maintenant il va falloir justifier la prestation ci lan la wékku prestation bi et prestation bu nekk aussi bu dee prestation la boo xam ne amul contrat là forcément fait yi nga xam ne viser nañ ko daf leen di dal automatiquement on va viser le blanchiment de capitaux parce que amul prestation bi lu ko wundu pour man dossier la boo xam ne bu nar a neex la dans la mesure où il va falloir qu'il justifie la prestation d'abord ban type de prestation lay defal ces entreprises et il faut savoir que dans ce type d'opération là parce qu'on parle de rétrocommission dëkk yu bari dañ koy xeex dans la mesure où li muy wundu mooy man Boury Diakhaté comme sànq on parle de cas Farba Ngom am naa samay dugg bari naa lijjanti lool fexe naa ci à travers aspect relationnel boobu noonu ma fexe ba ay nit prétendre à des choses yoo xamante ni sax bu ñu xoolee ci wàllu transparence sax waruñu koo jot moo tax ma ne même s'il justifie la prestation d'accord il a facilité ou bien l'implantation ou bien des services d'autres entreprises mën a am des opportunités d'affaires ici au Sénégal il va falloir justifier ko mais aussi ces activités là ou bien ces entreprises là yi nga xam ne jot nañ bénéficier wu dara fii ci Sénégal est-ce que toutes les règles de transparence respecté nañ ko ci réew mi yaa ma neex la marché s'il s'agit des marché yaa ma neex la loolu lépp après dinañ ko définir et je pense que tey dafay soulever waat rek des questions parce que man personnellement dossier bu ma intéressé la lool dans la mesure où man yàgg naa di dégg ay nit en fait xaw ma ci li ñuy yëngu par exemple man ce genre de Mbagnick am na ku ma ko mujjoon laaj koo xam ne peut-être xam na ko mu ba ma laaj le gars quel est son business quoi en fait il gère benn organisation mouvement des entreprises du Sénégal et tout mais en fait il fait quoi en fait quelle est son activité est-ce qu'il a créé une industrie parce que fii Sénégal quand on entendait non xam nga ci li ñuy yëngu man su ma déggee par exemple Yérim Sow xam naa di nga dégg CSE spécialisé dans les travaux publics et tout boo déggee par exemple Babacar Ngom xam ko ci yor industrie wàllu ginaar alimentation ginaar ak yooyu noonu su ma déggee Serigne Dia di nga dégg industrie agroalimentaire ak yooyu noonu di nga ko ci dégg su ma déggee Demba Ka dinaa xam ok EDK wàllu station service supermarché yooyu noonu damay xam quoi en fait loolu t'as pas besoin de chercher loin xam nga ni ñii mais Mbagnick Diop man je me suis toujours posé des questions am na ko ma mujj dafa ne bon c'est un gars bu am ay patrimoine foncier ak yooyu ma ne ok d'accord c'est bien mais je pense que ces cas là il va falloir ñu leeral ko d'abord ces rétrocommissions là ci lan la tegu et je pense que tey la reddition des comptes man peut-être tournure bi mu jël moo ma ci xaw a neex dans la mesure où
on est en train de toucher des choses yoo xamante ni les états daawuñu ko laal muy des gens qui s'activent dans le showbiz, aussi des gens ñi dégg ci wàllu business yoo xamante ni peut-être il va falloir se poser des questions sur dans quel mécanisme la ñu bâtir leur fortune. Et tey quand on parle ay intermédiaires, est-ce que benn société boobu rek la, est-ce qu'il y a d'autres sociétés, est-ce que l'implantation de certaines entreprises ici au Sénégal, est-ce que respecter les normes, parce que man comme je l'ai dit tantôt rétrocommission fu mu ko déggee rek problème de transparence dafay taxaw. J'ai souvent l'habitude de prendre un exemple. Fii un homme d'affaires recevoir na fi des milliards ci compte bancaire am sans dara. Jamonoy Macky Sall bi ñu commencé comme ci stade bi on commence la reddition des comptes gars yi sulliwaat dossier bi parce qu'il a reçu plusieurs milliards de la part d'une entreprise boo xam ne après l'entreprise s'est implantée au Sénégal ñu jox ko un marché sans justificatif dara lu koy layal. Loolu daf ñuy interroger bu ñu gisaatee ce genre de cas daf ñuy rappeler waat ces mêmes pratiques et après boo xoolee ce genre de dossier là c'était mort dañ ko soulever benn yoon ñaari yoon et puis jeex na l'homme d'affaires commencé porter plainte quelques journaux coolu ñu fay ko mu jeex tàkk. Et je pense que ce genre de cas là il faut aller jusqu'au bout concernant certains hommes d'affaires mais aussi concernant certaines personnes qui s'activent dans le monde du showbiz. Et quand je parle de showbiz je parle pas seulement des artistes mais moom même il est très actif dans le showbiz avec sa cérémonie trophée corridor là, soirée des corridors. Puis une soirée quand même qui a fait beaucoup de polémiques ci at yi ci ginnaaw. Et puis c'est ça quoi en fait. Sénégal il y a plusieurs choses à creuser hein. Surtout jamono ji ñuy wax reddition des comptes concernant des blanchiments de capitaux yooyu noonu mais il va falloir creuser. Il faut savoir que même dans des tableaux d'art dans le rapport de la CENTIF dañuy wax ni blanchiment dañ koy jaarale sax ci ay tableau d'art ay art gars yi dessiné nii peinture jël sa peinture bien vrai que y a des artistes yoo xamante ni œuvre d'art dafa symbolique quoi am na ñoom mën na jëndee ay tableau d'art ay 200 millions 300 millions mais même on parle que dans le blanchiment de capitaux am na ñoo xam ne ci wàllu tableau yooyu lañ koy jaarale tableau d'art nañu seet blanchiment d'argent est-ce que gars yi jaaw ñu ko jaarale ci ay trophée aussi loolu tamit na ko gars yi gëstu xool ba xam est-ce que amul parce que y a plusieurs mécanismes gars yi dañu bëri pexe donc yooyu yëpp je pense que c'est des choses yoo xam ne pour ma dossier la yoo xam ne dañu ko creuser xool ko parce qu'il faut savoir que li ñu toppee Farba Ngom tey lu ko junj lépp ak patrimoine bi ñu koy tuddal xam nga lan fan la jaar facilitation te moom moo ko wax damay toog nit bëgg dara ci état ma yombalal ko mu fay ma dara kooku ñu lijjantil dara mu fay est-ce que amul keneen ka ñu xañ koo xamante ni moo ko gënoon mérito problème de transparence taxaw na donc mën nga sax justifier des prestations mais ces prestations là est-ce que amul woon li ñu koy waxee kumba am ndey ak kumba amul ndey ña ko gënoon yeeyoo ñu damm seen loxo jox ko ñeneen ñoo xam ne am nañ loxo bu gudd am nañ benn waay bu mu bëri dugg pouvoir bu ñëw mu créer lobbying ba buruxlu dugg ces genres là ñu doon def ces facilitations là il va falloir creuser ci lan lañ ko tegoon et puis est-ce que respecté woon nañ même li nga xam ne ay kër la yu fi Sénégal teg pour caytu lépp loo xam ne attribution de marché la lépp loo xam ne ci implantation société la lépp loo xam ne ci ay déclaration la parce que loolu man point boobu moo ma ci gën a intéressé tu fais des prestations au Sénégal tu dois payer li nga xamante ni mooy say obligation ici au Sénégal fii leen la koy fayee mais bu dee da nga contourner nag jaar ca yeneen procédé parce que pourquoi on parle de certains parfois de paradis fiscaux certains préfèrent jaarale ko foofu parce que ça échappe aux organes de contrôle services fiscaux yi du ñu xam impôt du ñu xam kenn du xam mais fii nga defee sa prestation mais on a vu que l'activité concernée France xaalis bi France la terre ji wiiri waat ñëwaat Sénégal mais loolu lépp lu ko waral je pense que après mel nañ ko liberté provisoire ba tey dafay nekk saa ñu ko soxlaa war na teew il va falloir creuser ce dossier là pour man dossier bu intéressant la il va falloir suivre ko de près. Mously Immo Sénégal moo leen di indil saafara ci jafe-jafe bu ngeen am ci wàllum immobilier yow mi bëgg a jënd kër yow mi bëgg a tabax wala nga jaay sa terrain jokkool ak waa Mously Immo ku am sa kër bëgg ku la ko terrassel wala nga am sa tool bëgg ku la ko lotisel defal la ko ay terrain Mously Immo Sénégal daf leen koy jàppandal gunge leen ci anam gu mucc ayib ku am sa kër itam te nekkuloo ci biir réew mi bëgg ku la ko toppatool gérer la ko Mously Immo moo ci gën a gaaw gën ci wóor ku bëgg réfectionner tabax wala nga defar plan architecte mën nga jokkoo itam ak waa Mously Immo Sénégal mën ngeen leen a woo ci 77 887 25 13 77 887 25 13 Mously Immo indi saafara ngir jëndum kër tabax jaayum terrain
terrasse yi ay tool wala lotissé ko defal leen ko ay terrain loolee lépp Mousslaye Immo moo ci gën a gaaw man ngeen itam abonné ci seen chaîne YouTube Mousslaye Immo Sénégal ngir am yeneeni xabaar yu gën a dëggu wala itam wàllum conseil ci wàllum immobilier fii ci biir réewum Sénégal